asalaamaaleykum yéen waa Thiès Média ñoo ñëw fii tey si kër Sidi Diakhaté pour waxtaan seeg moom si làmb joo xam da ko préparé woon la 14 si diggante bi ñu dégg ni Sidi dafa renvoyé combat bi moo waral ñu def déplacement pour ñëw fii pour waxtaan seeg moom pour lu waral loolu si diggante ambulance ak naaru sokaas si kanam tuuti ñu waxtaan ak Sidi Diakhaté pour mu leeraloon nu loolu ak kañ la ko jàpp incha allah jaajëf. waaw asalaamaaleykum ñu ngi ak promoteur muy Sidi Diakhaté bi waajoon diggante naaru sokaas ak ambulance Sidi danoo ñëw fii tey pour laaj la lu waral nga renvoyé combat bi bisimilah. maa ngi lay nuyu di nuyu administrateur site bi di Jean Pierre Tine di nuyu képp koo xam ne tey jii mi ngi liggéey aussi ci Thiès TV di la wax ni liggéey bi ngeen di def nii liggéey bu am solo la parce que administrateur bi ci kaw ak ñi mu ko seqal gis naa ni quand même ay professionnels lañu may profité ci occasion bi di nuyu ki nga xam ni tey jii mooy sëñ Muntaxa di ko ñaanal yàlla guddal fanam dolli ko wér di jaale nag cependant sëñ Sidi Mati lay moom mi nga xam ni moom la yàlla def tey jii mu dëddu fi ñuy ñaan yàlla na ko yàlla teeru ci àjjana yi gën a kawe mais yàlla taasuñ ci barkeem bi nga xamee ni mbir mi wàcc na ci kaw Sénégal kii nga xam ne mooy parrain bi di Siré Dia le directeur général du groupe La Poste daf ma woolu ma dem ñu toog mu ni ma Sidi mbir mi nga xam ne dafa wàcc ci umma islamique bi wàcc ci monde entier bi moo waral ma bëggoon pour mbir mii nga xam ne moom nga jëloon pour def ma ci parrain di ma ko war a tudde muy journée bii ñu waroon def dimanche 14 dama bëggoon ñu dàqaat ko tuuti ba ñu def sarax si ba mu am ay quelques jours ba bis bi del seeg yooyu ñu soog a xool donc ci loolu mu doon loo xam ne maa ngi koy rafetlu trop si rajo di profité ci occasion bi di jaale le monde entier di jaale képp koo xam ni tamit jullit nga di jaale sénégalais yëpp ci cadre bu mu mënti doon parce que sénégalais yëpp boo xoolee tey catholique yi sax yaa ngi dégg ni ñoom ñu ngi Tuubaa di joxe seeni njaal kon sénégalais yëpp ci ñoom la wàcc Siré mi ngi leen koy jaale di ko jaale nag son excellence monsieur le président de la République Macky Sall parce que ku nekk comme ni ma ko Siré waxee nee na ma vraiment dafa amoon complicité bu rëy ci diggante sëñ bi dafa defoon Macky comme doom doon ko jàppale ci lu baree bari dafa mel ni kon Macky Sall moom rek moo ñàkk loolu moo tax Siré ni ma nag vraiment nag ma jaaleel monde bi jaaleel ma képp koo xam ne tey jii mi ngi nekk ci réew mi mais mal loolu nga xam ni jëloon nga ko muy bis boo xam ni da nga doon bëgg a sargal Macky Sall ci 32 milliards yi nga xam ne offrir na leen ko def ko maanaam construction wu arène nationale yéen ngeen kontaan ci yéen promoteurs yi ba tax ngeen di ko da ngeen koy defal bis boo xam ne ngeen koy sargal bis bi nag ngeen gis ni ngeen nga jël ma yow Sidi en tant que parrain. Pourquoi parce que li tax ma jël ko nag comme parrain mooy Siré moo doon capitaine d'équipe bi laa mën a parce que moom la yàlla defoon Macky Sall wóolu ko vraiment jox ko pour tête de liste bi mu am ci résultat yoo xam ni c'est du jamais vu parce que pour la première fois dans l'histoire donc Thiès député yi dellu ci loxo APR donc loolu nekk loo xam ni lu am solo la Siré di nit koo xam ni massificateur la di nit koo xam ni rassembleur la di koo xam ni tamit vraiment mi ngi dimbali nit ñi pour ñuy liggéey guddi ak bëccëg suba ngoon jeunesse bi mi ngi leen di jàppale di boo demee ci football ba Siré nga fa boo demee nawetaan Siré nga fa boo demee ci basket ba mi nga fa boo demee ci handball bi ma nga fa boo demee ci jigéen ñi financement yaa nga fa ba pare nag recrutement bi aussi vraiment Siré ngi ciy def li mu mën lépp te loolu lépp boo waxee mun la boo gisee may bëgg di pare ne lii nga may jox at mu jot rawatina bu ren bii nga bëgg a def aussi nag delloo njukkal Macky Sall donc dafa nekk loo xam ne dama bëgg a participer ci li nga xam ne moom mooy politique de jeunesse sous son excellence monsieur Macky Sall kon nag man Sidi Diakhaté may profité di remercier waat monsieur Siré Dia le DG du groupe La Poste di remercier képp koo xam ne mi ngi nekk wetam rawatina soxnaam ba ci képp koo xam ne postier nga ba pare nag di remercier militant yi rawatina nag militant APR yëpp dans un cadre général parce que Siré moom xàmmewul militant bi nekk APR ak militant boo xam ne ci moom nga ne ak keneen day wax ni rek vraiment militant yi yëpp yi nga xam ne APR lañ ne dafay gis ni moom dafa mel ni ñëpp rek ci keppaaram lañ ne donc muy nit koo xam ne leader bu am solo la sëñ bi nag yàlla def mu dëddu bërki dem donc ñu waxtaan ci
ñu war a xool nag ni nañu jël la date du samedi 20 janvier ñu war a defaat nag gala de lutte bi fii ci arène bi stade bi nga xam ni mooy champ de course muy foofu ñu tuddee El Hadj Ndiaw Macodou Diop ñu war faa def bis bu rëy samedi 20 may jaalewaat communauté sénégalaise bi yëpp rawatina nag ñi nga xam ni jullit yeeg catholique yeeg ñëpp parce que lii wàcc fii lu rëy rëy la di waxaat merci nag son excellence monsieur Macky Sall ci lim ñu defal donc ak vraiment tamit li nga xam ni jiital na suñu xarit suñu leader suñu lépp di Siré Dia muy noo xam ni vraiment sac la bànneex la ba pare nekk na loo xam ni nag vraiment ñun ñëpp kontaan nañu di wax ni daal yàlla nañ yàlla yóbbu ci bis boobu bañ def ko ci jàmm ci ànd dem ci jàmm génnaat ci jàmm parce que defoon nañu benn première édition mais bii dafa nekk spécial ndax dañuy delloowaat njukkal son excellence jëlaat nag muy deuxième édition nag parrain bi muy Siré Dia vraiment moo koy remercier bu baax ci li nga xam ne aussi ñu ngi koy jàppale lutteurs yi ci turu lutteurs yi ci turu amateurs yi parce que li tax loolu mooy Siré su fekkee ni da nga ko tudde bis lépp lu mu man ci doolee boppam da koy def ci bis bi mooy day jàppale xale yi pour vraiment pour ñuy bëre ji ba pare aussi jàppale aussi ñi nga xam ne aussi ñooy seen supporters yi may leen ay t-shirt rek loolu yëpp nekk na loo xam ne lu seddu xol la parce que day doon une fête de la jeunesse donc loolu mooy li nga xam ne moom laa mën a wax ni loolu moo waral ñu yóbbaat lamb ji ba samedi 20 léegi nag ci kaw loolu ñuy jox kàddu gi Ousmane Mbow mi. waaw gannaaw bi ñu dégloo Sidi Diakhaté ba pare Sidi dafa nekk ak staffam nekk ak ay xale yu am jom kii ñu toogal nii mooy Isma dañ koy laaj moom lan la gérer Sidi si wàllu làmb ji. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku si nekk sa tur ak sa sant TS Média donc di rafetlu seen teewaay fii donc soo gisee tey suñu teewaay fii c'est parce que donc dañoo amoon làmb ñu amoon le 14 yàlla def ndong rek suñu diggante ak suñu bis boobu am ci ñu ñàkk koo xamante ni monument la fii ci Sénégal monument la fii ci àdduna muy xalif général donc ñun ñëpp ñu jooy ko te suñu rang feregul moo tax ñu jël suñu làmb ji fi mu toll yóbbu ko ba le 20 muy samedi di tombe ak samedi donc man boo gisee tey ma jël micro tey di wax damaa nekk ci volet bi nga xamante ne mooy ci wàllu organisation laa nekk di kenn si jaxate ñu ànd ak moom mi si jaxate production ñu liggéey ak moom ci liggéey bu mucc ayib mu wóoluñu nag jël lépp dénk ñu te ñuy ay xale yoo xamante ne moo naa set nag ñeneen ñoo xamante ne sax dénk nañu ko mais dañoo gis nañ ñu ngi koy liggéeyal mu doy ñu donc moo tax mu dénk ñu loolu ci wàllu organisation bi laay wax ak yéen donc man dafa doon daa am wàllu woo xamante ne man maa ko gérer muy wàll bi nga xamante ne mooy wàllu loge bi muy képp koo xamante ne daal yaa ngi préparé wu pour ñëw làmb jël le 20 incha allah rabbi soo ñëwee dinañ la teg ci yoon teg la ci anam boo xamante ne daal ba boo ñibbee sa kër di nga kontaan te anam bu mucc ayib ba tax na dafa am entrée boo xamante ne dafa am muy entrée 5000 francs ak 1500 ak 1000 francs turbine mooy 1500 loge mooy 5000 pour tout mooy 1000 francs donc ci biir loolu boo gisee may leeral loolu maa bëgg képp koo xamante ne ñëw nga tey ci làmb ja su fekkente ne loge da laa tax a jóg su jëndee bee 5000 loge nga jëm ci nga xamante ne fa la gan si jaxte yi nekk fa nga xamante ne fa la kilifa yi nekk fa ngay toog ak ñoom képp koo xamante ne 1500 nga jënd yaa ngi toog tribune si tribune nga toog képp koo xamante ne billet 1000 francs nga jënd nag yaa ngi nekk pour tout donc loolu da doon baax pour ñu leeral ko parce que dañoo bëgg def organisation boo xamante ne daal dina mucc ayib ba képp ku fa ñëw di nga kontaan képp ku fa ñëw di nga seetaan ambiance di nga seetaan bëre di nga seetaan lamb ju musta gis daal di nga ko seetaan ci wàllu woowu laa doon yëngu na ci wàllu woowu ni ñu ma joxee kaddu ci wàllu woowu laa doon waxee te di leen xamal ni am na invité surprise yoo xamante ne am na fa ku fa ñëw daal maanaam di nga bëgg daal ci wàllu lamb loolu daal mooy sama kaddu. ah man ni ma ko dégg mooy invité surprise yi moom jot a wax ndax bi ñu demee signature contrat ba gis nañ fa loo xamante ni moom ku ñëw sa làmb ja di nga gis lu ko raw incha allah waaw loolu moom jot a wax te ku dégg nii nga waxee tamit xam ni billet yi moom Sidi daa dikk oyofal lépp pour Thiès gépp génn pour ñëw nekk si ginnaaw Siré Dia jàppale ko jàppale Sidi Diakhaté si bisam bi nga xamante ni woo na si waa Thiès gépp Sidi looy waxaat. maa ngi nuyu waa Thiès Média bu baax di nuyu administrateur bi Jean-Pierre Tine di nuyu képp koo xam ne tey jii mi ngi liggéey ci organe bi di Thiès Média parce que gis naa ni Thiès Média nekk na site boo xam ne site bu am doole la ba pare aussi lépp loo xam ne wax nañ la ko rek boo ko vérifié di nga gis ni lu juste la lu vrai la kon vraiment Thiès Média merci beaucoup encore jërëjëf. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp fi teew di nuyu di gërëm aussi waa Thiès Média bu baax si liggéey bu mucc bi nga xam ne ñu ngi koy def
man la Lamine Mbow bon si staff Sidi production laa bokk c'est pratiquement volet organisation bi si laa nekk te bu ñu nee organisation làmb aussi dafa doon loo xam ne organisation intérieure comme extérieure ce qui veut dire que ni actuellement comme report bi am na dañ ko waroon def le 14 actuellement def ko samedi le 20 incha allah yàlla may nañu actuellement ñu gën a ubbaat suñuy bët bu gën a xoolaat moo tax ñu leen yëgal ni organisation làmb ji bu si kenn am xel ñaar maanaam extérieur bi nañ def lépp loo xam ne moo si war si volet sécuritaire maanaam comme Thiès nañ nekk ku ni Thiès di nga wax camp G bi di nga wax camp Michel Legrand ce qui veut dire que ni lépp loo xam ne dañ ko war a sécuriser niveau R100 lépp lu wër champ de course maanaam R100 jëbb cité Senghor lépp bu kenn am loo xam ne da nga fay jiixi jaaxase côté sécurité intérieur bi aussi on va tout faire ak l'appui des organisateurs du CRG pour jox leen aussi organisation bu mucc ay boo xam ni di wax lance aussi un appel si mbër yi parce que dafa lamb yi dafa doon lamb proximité par exemple boo xam ni diggante Naaru Sogas la ak ambulance d'une part beneen bi Pam Mbay dëkk R100 war a génne R100 day tëb miiru R100 bi dugg si day tëb miiru course bi dugg si biir war a bëreeg jam ceer yi Lajoor aussi jege course ba trop war a jóge Sédar Senghor ñëw bëre si Modou Anta 2 tamit dëkk R100 war a ñëw bëre si ak am di nogay donc mu doon loo xam ni dañuy woo waa Kees gépp ñëpp teel a ñëw jënd billet yi comme léegi Isma waxee précédemment rek billet yi ñu ngi koy jaayee à 1000 francs pour tour loge bi c'est à 5000 francs tribune c'est à 1500 francs comme li ñu daan def ku jënd ay billets 1000 francs bëgg a ñëw yéeg ni da ngay yéegal tribune loolu dootuñu ko def dañ def assez de billets jox ko les écuries comme ça ñoom ñu mën ko ventiler comme ça bu ñu ñëwee si bunt bi nga xam ne day ñëw lu ubbi dañ def aussi le tout ba bunt yi à partir de 14 heures ñu dañ fa fekk parce que fa la ñuy yenn fa la ñuy defaree donc dinañ ubbi bunt yi à temps pour mën a permettre nit ñi dugg à temps mbër yi nañu déglu aussi conseil yi nga xam ne noonu la leen waa CRG di jox mbër bu ñu jox nombre de personnes yi nga xam moom war a dugg respecter loolu parce que ñun ñi nga xam ne ñoo organisé aussi du ñu neex mbër di bëri bu noppi ñuy dem CRG naan mbër mi dafa dugal lii dagg nañ ko lii loolu neexul donc dañ leen di ñaaxaat di leen ñaan di ñaan yàlla mu yóbbu ñu si bis bii ñu dugg si bismillahi rahmaani rahim gën see alhamdulilahi rabil alamin mbër yi nga xam ne ñoo siy bëre yàlla may leen wër waaw ñi nga xam ne aussi ñoo bëgg a teew si bés bi yàlla may leen wër may leen kattan goo xam ne mooy ñëw si bés bi ñu def lépp si fair play ak discipline xam ne lépp kees la waaw lépp kees la parce que tey ñun bu ñu organisé ba fii tey yàlla amateurs yi ñoo tax parce que lépp lu ñu def suba ba ngoon ci lu bëggal amateurs yi te amateurs yi ñoo ñuy jox ay conseils donc ñu ngi gërëm kees gépp di gërëm aussi parrain bu baax a baax di ñaan aussi Sidi Diakhaté bi nga xam ni moom moo initié lii nekk si di production jiite ko aussi yàlla bàyyi ko suñu kanam may ko kattan may ko wër yàlla defal ko ay xéwal yu saawaan baawaan ndax xam nañu xéwal yooyu bis bu ñëwee si moom dina ko bokk ak bër yi dina ko bokk ak kees waa yëpp foofu daal laa doon tënk seen wax di woote pour samedi le 20 incha allah ñu dee hippodrome Diaw Macor du champ de course. waaw danoo toog ak Vétal di tamit nekk si Sidi Diakhaté moom it nekk si beneen volet boo xamante ni day jàppale Sidi Diakhaté V danañ lay laaj yow lan mooy sa position si Sidi Diakhaté. waaw asalaamaaleykum waa Thiès Média ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen liggéey tey nag boo gisee ñu jël kàddu di ko yëkkati dañ koy yëkkati ndax da am loo xam ne dañ ko naloon le 14 bi nekk ci sunu kanam yàlla dogal mu am xew-xew bu wàcc ci sunu kaw muy sëñ Sidi Maxtaar mi fi jóge mu nekk loo xam ni umma islamique bi yëpp ci seen kaw la wàcc ba tax na ñu nii nañ ko fomm bis bi ñu ko jàppaat nag mooy le 20 bi di ñëw samedi stade champ des courses muy hippodrome Diaw Macor Diop foofu lañ ko bëgg a defee le 20 man nag volet bi nga xam ne nag moom laa ci yore mooy volet finance te ku ni volet finance ni mbiru xaalis donc sama naataango yi nga xam ne jot nañoo jël kàddu gi léegi wax nañ ko ci problème mu billet yi ni ñu ko waxee noonu rek la am na billet 5000 loge am na billet 1500 tribune am na billet 1000 francs mais sama appel man maa ngi koy gën a axé ci sponsor yi parce que yàlla dafa dogal Thiès mu nekk léegi enjeu ci wàllu làmb ba tax na su ma sañoon lii nga xam ni Sidi Diakhaté mi ngi ko fiy def ak saf bi mu àndal nga xam ne bu ñu nee sax dañuy def signature de contrat ba sax dàq làmb ji donc loolu war na nekk rek prétexte pour képp koo xam ni yàlla dafa dogal nga yore structure nekk ci Sénégal ak foo mën a ne ba ci bitim réew sax ngeen ñëw ngeen jàppale Sidi Diakhaté parce que nekk na koo xam ne mi ngi promouvoir la lutte xale yaa ngi ciy gis seen bopp
xale yaa ngi ciy liggéey ñu ngi ciy dimbale seen i waajur loolu nekk na loo xam ne daal appel la bu ñuy lancé ba tax na suñu làmb ji nga xam ne moom la ñu jëm ñu ngi ci kawam am na yeneen journée yoo xam ne bëgg nañ ko def ci Thiès et puis à travers le Sénégal parce que c'est un agenda bu ñu peaufiner ren pour dem ci 14 régions yi nga xam ne ñoo ci nekk ci biir Sénégal ba tax na képp koo xam ne sponsor nga dañu la doon ñaan nga ñëw ñu àndandoo ci liggéey boobu bu nekk liggéey loo boo xam ne lépp lu ñu ci jëlee ci jeunesse bi rek lay delluwaat fi nga xam ne nag fa lay daanele sama kàddu moom mooy ci nga xam ni moom lañ ko tuddee muy le directeur général du groupe La Poste di Siré Dia mu nekk koo xam ni rassembleur la c'est un fédérateur ba tax na lii nga xam ni moom lañ ko tuddee daf ko jël delloowaat ko askan wi delloo ko axlu làmb mais delloo ko aussi tamit jeunesse su Thiès ba tax na suñu sañoon daal ngeen ñëw ci fair play mu nekk làmb ñoo xam ne danañ ko def muy démarrage u saison 2018 bu Sidi Production mu nekk loo xam ne dañuy lancer appel képp koo xam ne axlu làmb nga moo xam mbër nga moo xam supporter moo xam encadreur nga ak foo mën a ne Thiès waay Sénégalais sax d'une manière générale na ñëpp ñëw ci làmb ji ci jàmm ñu def ko ci jàmm képp ku nekk delluwaat ci jàmm maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam. waaw danoo toog ak Mamadou Seck di conseil yu Sidi Diakhaté Mamadou danoo ñëw déggoon ne danoo renvoyé làmb ji moo yëkkati woon suñuy tànk tey Mamadou yow mi conseil Sidi Diakhaté numéro 1 lan nga siy sànn say kàddu si renvoyé bi ak ban jour ngay jàpp ak lan ngay indil waa Thiès. jërëjëf salaamaaleykum maa ngi tudd Mamadou Seck nekk conseiller ci Sidi Diakhaté production di rafetlu sa question bi nga xam ne laaj nga ñu ko vraiment boo gisee ma am sawarte ak kontante ñëw teew ci li nga xam ne moom ngeen ñëw waa Thiès Média ñëw seet si Sidi Diakhaté production ci lan moo tax mu renvoyé lamb ji ak ban bit la ko jàppaat loolu dafay jaadu parce que lii day wane ni rek moom Sidi aussi parce que ñun dañ ci am nañ ci cër bu am solo ndax ku ne conseil ne yu mel nii bu amee du ñàkk mu laaj ñu suñu xalaat wala ñu déggante ci ak moom kon vraiment lii dafa bokkoon ci loo xam ne ñun xalaat nañu ko ne comme bis bi lii tiis bi dal na ci kaw Sénégal yi dal na ci kaw askanu Sénégal ci umma islamique bi li Sidi Diakhaté waroon a def rek la def mooy reporter lamb ji defe naa ni loolu aussi fekk na ci ak mu méngoo ak li nga xam ne moom la ñu xalaatoon kon donc loolu dañ ko ci remercier bu baax parce que xeebul suñu xalaat parce que ñun volet bi ñu nekk mooy ci volet conseil conseil nag dafa ëmb lépp loo xam ne li mi ngi koy def rek dañ ci laaj suñu xalaat di remercier d'abord Lamine Mbaw parce que bu ñu ñemee Sidi Diakhaté Lamine Mbaw moo tax parce que ñun vraiment Lamine suñu génération la mais Sidi Diakhaté suñu papa la kon bu ñu jëlee ñun tey nga xam ne ay moroomu doomam lañu def ñu conseil am kon loolu sant yàlla mais di ko ñaanal rek li nga xam ne moom jàppoon na ko la 14 lii dal ci kaw tiis bi dal ci kaw Sénégalais yi dal ko askan wi mu jàppaat ko le 20 nan rafet njort ni disposition yi ñu jëloon ci la 14 bi moom dégg ngeen ci wàllu organisation fàcc bu pànn bu nekk li ñu ci wax kon jëlaat na ay matukaayam comme li mu jëloon disposition yu ko raw la jëlaat ci la 20 bi pour mu gën a jaar yoon kon donc bépp mbër boo xam ne bii jëloon nga pare woon nga pour ñëw la 14 stade Ndiaw Macodou donc yaa ngi au courant que ni informé nañ la ne làmb ji léegi reporté nañ ko bala 20 dafa permettre at mbëri sax ñu gën a soulagé wu gën a seet ñi leen di jàppale ci wàllu làmb nga xam ne làmb li ko ëmb dafa yaatu kon donc loolu ñu ngi remercier Sidi Diakhaté bu baax a baax ci loolu nga xam ne def na ko vraiment muy loo xam ne di ko tuddee monsieur le directeur général de la poste muy Siré Dia di ku baax di ku ñàkki ñaan vraiment ñu ngi koy encouragé di encouragé staffu Sidi Diakhaté production bi yëpp di ko wane daal na ñëpp waaj làmb ji lépp loo xam ne lii Sidi Diakhaté jëloon na ko ci engagement ci la 14 bi jëlaat na ko ci 20 bi pour que organisation bi gën a jaar yoon yëpp loo xam ne war nañu ko fa def rek incha allah comme ni ko ñoom Lamine waxee ñu def ko kon donc suñu tur ñu ngi ci conseil yi nga xam ne ñoo ànd ak Sidi Diakhaté ci ñoom la ñuy waxee ñu ngi remercier monsieur Sidi Diakhaté bu baax di ko ñaanal rek réussite ci journée bi nga xam ne moom la jëm ak yeneen yi nga xam ne mi ngi koy def ndax bari na yu bari yoo xam ne du journée bi mais ay journée ñu ngi koy waaj di ko togg xëy na bu ñu jógee ci biir rek dañuy entamé ci beneen journée entamé waat ci beneen journée ngir bën a yaatal lamb ji ndax yu ñuy xaar bari na kon donc ñi ngi sant bu baax waa Thiès Média ci seen déplacement ak liggéey bu am solo bi ngeen di def di leen ñaan aussi tamit ngeen gën a jege lamb parce que ñun bu ñuy wax ci lamb la ñu mën a wax du ñuy wax ci politique mais ci lamb comme moom ci domaine lamb la ñuy wax dañ leen di ñaan yéen waa Thiès Média ngeen di initier di ñëw di jege si waa acteuru lamb yi ngir mën a développer lamb ndax lamb dafa nekk fànn boo xam ne bii am solo la ndax néew na ñuy dund lamb néew na ñi dul seetaan lamb ndax lamb dafa nekk sport boo xam ne bii ñëpp ko mën a seetaan
kon donc ñu ngi leen di ñaanal yéen waa Thiès Média liggéey bi ngeen def sénégalais yi Thiès waaye ñu ngi koy gis mais gën leen jege làmb gën a jàppale Sidi Diakhaté production kon daal loolu ñu ngi leen koy ñaan ñu ngi leen koy sant di leen gërëm di rafetlu jotaay bu baax a baax jërë ngeen jëf. Sidi moom li may wax si moom mooy koroog bërki démboo njaay rek dañ koo gis promoteur yëpp toog Pape Abdou Fall xewle bis bu rëy muy diggante Modou Lo ak Lac de Guiers moom mii Sidi mu jël si kàddu yu rafet wax si lu rafet promoteur yëpp toog ku promoteur yi wóolu nag ba jox la seen kàddu kon xam nga ni kooku du ndaw ñun waa Thiès dama bëgg Sidi Diakhaté mii ñu am ñu téye ko ak sunuy loxo koo xamante si nii bu génnee si dëkk bi ñëpp a ko fonk ñëpp a ko teg foo xamante si nii bu taxawee si yeneeni jotaay dañ koy jël teg ko foo xamante si nii ñun waa Thiès nanu xam Sidi mii ni daa bëgg Thiès lu mu am fii la ko indi nan ko jàppale bu baax a baax a baax a baax te xam ni buñ toppee si ginnaawam rek sa kanam lañ jëm Sidi lan mooy say kàddu yu mujj. kàddu yu mujj yi moom mooy di woo public gu làmb bi yëpp samedi 20 janvier fële ci hippodrome El Hadj Ndioma Koddu di jaalewaat sénégalais yi africains yi ak le monde entier xalif général bi nga xam ni moom la yàlla def mu làqu tey jii di ñaanal ki nga xam ne mooy sëñ Mountakha moom mi fi yàlla teg di yàlla guddal fanam wéral ay cëram di ko jaale aussi son excellence monsieur Macky Sall mais surtout di gërëm di sant le parrain Siré Dia Siré Dia ñoo ngi koy gërëm di ko sant am na fu mu tàmbale mais amul fu mu yem parce que lépp loo xam ne Macky Sall wóolu na ko ci moom ba jox ko Siré nga koy delloowaat aussi nag askan wi moo tax Siré Dia daal le parrain maa ngi koy waxaat jërëjëf ci bis bi nga xam ni moom at mu jot da koy bëgg a parrainer pour jàppale jeunesse bi kon nag jërëjëf waa Thiès Média maa ngi leen di gërëmaat leen sataat bu baax. waaw jërëjëf loolu lañ ñëwoon jële ko fii si Sidi Diakhaté nga xamante ni mooy le promoteur bi nga xamante ni moom la waa Thiès gëm ñoom moom la waa Thiès fonk moom la waa Thiès bëgg kon ñu ngi leen di jox dig daje le 20 fële sa stade Ndioma Koddu sa course ba sa R100 sa wetu daral ba ku ko déggul na nga ko jottali sa morom waa Thiès Média ñi ngi fii pour tas lii mu jëm fépp incha allah jërëjëf Sidi